Bientôt au Sénégal, Lions of Africa présente Total India. Après avoir effectué 2 visites en Inde, en passant par la Norvège, Lions of Africa décide de rendre la balle au Sénégal. Une fusion de cultures indiennes et sénégalaises dans une atmosphère de folklore, sous la présidence de M. Macky Sall et sous l'égide de M. Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication, sous le parrainage de l'ambassadeur de l'Inde au Sénégal, les 6, 7 et 8 mai 2022, à Dakar, Saly et Saint-Louis. Les cultures indiennes et sénégalaises à l'unisson. Lions of Africa. asalaamaaleykum am internet Sunugal 24 amati nañ mbégte saa su nekk di ànd ak yéen ci seen biir xibaaru bés bile la gën a fës ci ponk yi bokk na ci maire bu Yoff bile di Seydina Issa Laye Samb moom mi leen nag ñu xëy daal di fësal ni rek kii di njiitu réewum Sénégal daf ko daal di rek recevoir palais waaye loolee nag ñu ngi koy daal di wedd suñu sukkandikoo ci chargé de communication bi di wéy ci turu Ngagne Ndoye moom mi leen nag mën nga ci daal di indi ay leeral maire bile di Barthélémy Dias ginnaaw ba mu daal di rek jëlee ex capitaine Touré mi ak Guy Marius Sagna mairie bu ville de Dakar jamono ci ñu toll nii nag suñu sukkandikoo ci laas ma ngay xëy di fësal ni rek yooyu lay poste nag lii di loi wu Sénégal reconnaître ko benn yoon. Amar Sow nekk avocat nekkit ab maire bokk ci coalition Yewwi Askan Wi moom la nag la ñuy dut baaraamu tuuma ne rek dafa daal di laale ci sàccub koppar boo xamante ni rek ma nga daal di toll ci ñetti milliards jamono ji ñu toll nii nag waa brigade des affaires générales de la division des investigations criminelles daal dina koy teg loxo ay audio yu fuité loolee nag daal di jógee ci MC Niass jamono ji ñu toll nii nag kii di Tange Tandian ñu ngi koy daal di lancer rek ci réseaux sociaux yi ginnaaw ba benn audio rek daal di fuité ci biir audio boobu sax moom la di Tange Tandian ma ngay xam ne ni rek lu soxal mbirum Adji Sarr Sonko viol amu ca ba tax na sax moom la yamu ca ndax ma ngay xam ne ni rek kii di Adji Sarr ay membre APR dañ ko daal di jébbal koppar gu toll ci 40 millions ngir rek mu daal di takkal derub Ousmane Sonko. Halima Gadji ñu gën koo xam ci marraine bu maîtresse d'un homme marié jamono ji nag mu daal di ànd ak xelam loolee nag ñu koy fësal ci réseaux sociaux yi jamono juñ toll nag kii di Sadia bu jabaru góor gi moom le nag ma ngay dikkaat ak ñun ca feebar boobu le ndax moom le ma ngay xam la ni boobu lay feebar nga xamante ni rek moo dal kii di Marème Dial moom le di Sadia dat na koy am ba tax na sax ma ngay daal di def ci révélation ma ngay daal di def ay révélation yu rëy ci boobu lay feebar. Xibaar yi dañu koy daal di jeexalee ak yaa Awa Dieye ginnaaw ba ñu daal di pirater li nga xamante ni rek mooy comptam loolee nag mi ngi ci daal di indi ay leeral moom le nag ma ngay daal di sàkku ci nit ñi rek ñu daal di signaler compte TikTok boo xamante ni rek am na ku ko ibbi di fa def ay photos ak ay vidéo loolee nag ma ngay xam le ni du moom ndax moom la sax amut li nga xamante ni rek mooy compte TikTok ba tax na sax ma ngay daal di sàkku ci nit yi rek ñu daal di signaler boobu lay compte amante na tout Sunugal 24 li moo gën a fës ci xibaaru bés bi le ngeen taaxee lu bàkk bi jàll ñu gën leen a yaatal yooyu lay xibaar. asalaamaaleykum am internet Sunugal 24 ñu nuyuwaat leen ci gën di nuyoo maire bu Yoff di Seydina Issa Laye Samb moom mi leen nag ñu nekk di njiitu réewum Sénégal daf ko daal di recevoir ca palais loolu nekk jur polémique bu rëy ndaxte gis nañ ne jamono juñ toll ni nag kii di njiitu réewum Sénégal ma ngay xam ne ni rek ay maire yu bari yoo xamante ni rek dañoo bokk ci kujje politique bi rawatina sax ñi waa Yewwi Askan Wi di dañ ko daal di fekk si ci législative yi ñu jëm loolu waral nag ba ñu nekk nga xamante ni rek mooy maire bu Yoff bile dafa daal di dem fa nga xamante ni mooy palais loolee jur polémique waaye nag suñu sukkandikoo ci chargé de communication bi di wuyoo ci turu Ngagne Ndoye moom le nag ma nga cay daal di indil ay leeral ma ngay xam le ni rek kii di Seydina Issa Laye Samb daal di nay dem palais waaye nag kii di njiitu réewum Sénégal recevoir ko ndaxte yóbbu ko fa woon ña ko fa yóbbu woon dañeen ñu dur Mor Ngom ak Mahmoud Saleh ñoom ñi leen nag ñoo taxoon kii di Seydina Issa Laye Samb daal di dem fi nga xamante ni rek mooy palais waaye ci biir loolu ma ngay xam ne ni rek kii di maire bu Yoff bi ba muy dem fa nga xamante ni rek mooy palais moom rek demul woon ndax dafa daal di ànd rek ñi nga xamante ni ñooy population jàmmalaay bi waaye ci biir loolu sax ma ngay xamle ni leneen fa yóbbu woon nag du leen lu dul waxtaane rek lu soxal mbirum littoral bi Barthélémy Dias moom maire bu ville de Dakar ginnaaw ba mu daal di jëlee ex capitaine Touré ak leaderu FRAPP bi di Guy Marius Sagna daal di leen di def li nga xamante ni rek mooy conseil spécial loolee nag suñu sukkandikoo ci laas ma ngay xam ne ni rek yooyu lay poste loi bi reconnaître
ko ba tax na sax ma nga cay dikkalaat ak ñun ci anam ba mu gën a yaatoo ndax ma ngay xam ni rek ci décret numéro 2020 30 bu 8 janvier ci loolee la ñu daal di fixé organigramme type des collectivités territoriales ci article 9 loolee nag dafay wane ne rek ci cabinet du maire de la ville wala sax bu commune chef lieu de raison ñeent poste rek lañ ca daal di am mooy directeur de cabinet une inspection des services municipaux un assistant du maire un chargé de communication et des relations publiques loolee nag kii di las moo ko daal di xëy fësal ci biir loolu sax ma ngay xamle ni kii di ex capitaine wala sax Guy Marius Sagna kii di Barthélémy Dias mën na leen a jël ci ginnaaw bu mu daal di créer ab bureau boppam waaye loolee nag su ko defee rek moom moo leen di fayal boppam waaye nag la seeni salaire du jógee rek ci li nga xamante ni mooy état wu Sénégal. Omar Sow nekk avocat waaye it nekk ab maire bokk ci coalition Yewwi Askan bi la Libération xëy fësal ni dafa daal di rek laale ci sàccum koppar bu toll ci ñetti milliards jamono juñ toll ni nag waa brigade des affaires générales de la division des investigations criminelles daal dina koy teg loxo di ko toppee détournement moom ak complice am bi di wuyoo turu Massoul Ndiaye moom la sax dafa daal di daw kenn gisu ko ñoom ñaar ñi nag ñu ngi commencé di luubal koppar ci atum 2021 lañ daal di jot a encaissé lu toll ci ñetti milliards doon ko jëlee ci ay nit ñoom ñi la sax dañu doon lekk gëmloo nit yi ne mën nañ leen a wutal li nga xamante ni rek mooy ay terrain ci centre ville bi ci loolu rek dañ ci doon toppandoo li nga xamante ni rek mooy signature bu directeur général des impôts et des domaines Bassirou Samb Niass ak sax ki nga xamante ni rek mooy directeur des domaines di Mame Boye Diao ci signature yooyu nag lañ doon naxee nit ñi ba daal di rek jël seen ay koppar jamono ju toll nag suñu ko daal di xayma toll na ci ñetti milliards. Temps Justin Dia moom journaliste boobule la ay audiom fuité ginnaaw nag ba kii di MC Niass daal di fësale yooyu lay vidéo nag kii di Temps Justin Dia daf cay xamle ni rek ci coowal Adji Sarr Sonko viol amu ci dem na sax ba ci xamle ni rek ne kii di Adji Sarr ñii di waa nguur gi dañ kaa jébbal koppar bu toll ci 40 millions ngir rek mu daal di takkal ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko loolee nag kii di MC Niass mi ngi ciy dikkaat ak ñun waaye nag yamu ci ndax sax moom la di MC Niass mi ngi ci daal di defaat ay révélation ci directeur général bu leeral bi di Dame Dieng dem sax bay xam na ni moom ak Dame Dieng xamante nañu bu baax ndax soxna mbokkam la tey it nag bu ko maytuwul rek dina ko génneel li mu ko xamal lépp loolee nag di kàddu ki nga xamante ni rek mooy MC Niass. Halima Gadji mu ñu gën koo xam ci mbir bu maîtresse d'un homme marié jamono juñ tolli nag ab tawat daf ko daal di tëral loolee nag tax sax mu daal di tàggoo ko xelam waaye jamono juñ tolli nag kii di Sadia ñu gën koo xam ci jabaru góor gi doon nekk sax actrice ci boobu lay série moom la rek mi ngi daal di def ay témoignages ci boobu lay feebar ndax sax ma ngay xam ne ni feebar boobu daf kaa dal tey daf koy dund moom nag la muy xam la ca boobu lay feebar ma ngay xam ne ni rek wopp la boo xamante ni ma nga ko dal ci ba mu nekkee gone ma ngay xam ne ni sax ci atum 2013 ak 2014 jot nañ ko rek yóbbu fi nga xamante ni mooy hôpitalu Fann ak Mbao moom la sax ma ngay xam ne ni jot naa jéem a xaru lu baree bari ba tax na sax ma ngay xam ne ni feebar bi ku mu dal dañu yaakaar ni dangaa réew wala sax dangaa yori rap mu ne loolee dara amu ci feebar bu am la te it ñu muy dal ma ngay daal di ñaan rek ñu leen di jàppale te it di leen comprendre. Animatrice bi di Yaa Awa Dieye moom la nag ma ngay daal di xamle ci compte Instagram am ne rek dañ ko daal di pirater ci compte TikTok am loolee nag ma nga ko daal di fësal ni ki démb moom nag ma ngay xamle ni rek am na nit koo xamante ni rek mi ngi ci TikTok bi di ci def ay photom ak ay vidéo mu ne loolee nag du moom te ma ngay sàkku ci askanu Sénégal rek ñu daal di signaler compte boobu leen ndax moom la sax ma ngay xamle ni amul li nga xamante ni mooy compte TikTok ba tax na sax ma ngay ñaan ci askan wi ñu daal di signaler compte boobu la amee tontu Sunugal 24 yi moo gënoon fës ci xibaaru bés bi di leen wax ngeen wéy duñu topp seen site d'information bi di leen jox dig daje ba léegi incha allah.